keneen ku nu wax ni kon dàq nañ ko ci biir PDS moo di Babacar Gaye militant ya nekk ca Kaffrine ñoo ko daal di def ba noppi tamit moom Babacar Gaye muy xamle ni lépp li xew tey ci biir PDS Karim Meïssa Wade moo nekk ca gannaaw ndakaaru kon wéy di nekkeeb taw dirub ayu bës a ngi nii tàmbale tamit jural la njàqare ñenn ci askan wi fi yeewoo reportage bi tey ñu jagleele ko tàngoor wi daal di dugg si woo nag tax kon ñu bëri riir utali place yi li mbokk yàkk leneen buñ ci noppee dinañ ci boolee nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon bongo nekk mbir moo xam si ñu bëri ci ndaw ñi jamono ji dañ ko daal di utali di ko def saa su nekk ba ci tamit nañ koy daal di defere nataal bi gan gi ak li ci yéenekaay ñu xëyandoo mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante daaw dëggay moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal maam ci mbégte contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal geek taw beek ndakaaru kon jamono ji daanaka ayu bës a ngi nii sax saa su xëyee rek nekkee ab taw tax kon yoon yi kenn mënul jaar fenn léeg-léeg di dem beek dikk bi tamit daal di salfaañoo bu baax a baax askan wi kon am ci ay jafe-jafe bu baax a baax boo duggee ci biir réew mi kon fu ci mel ni Kaolack Saint-Louis bala sax Ziguinchor foofee tamit kon taw bi tàmbali na fa daal di jur njombe am na sax ñoo xam si jot nañ fee daal di ñàkk seen bakkan fii nii ci diwaanu Ndakaaru tamit rawatina ca banlieue ba inondation maanaam wàllum mbënd mi tàmbali na leen a sonal tax tamit kon ñu bëri ci askan wi di daal di woo ñi le di nguur gi ngir ñu andi leen ci ay saafara professeur El Hadji Issa Sall dàq nañ ko kon ci poste coordonnateur bi mu yore woon ci biir PUR décision la boo xam si wala sax dogal bu nu jëloon ci congrès bu parti bi doon amal ni ki gaaw bi ñu weesu moom El Hadji Issa Sall naka li mu xamle kon moo di mbir moomee du événement ndax moom kenn mënu koo dàq ci biir parti bi te it mooy wéy di ko nekk El Hadji Issa Sall moo nekkoon ganu ko 9-11 ci King FM ñu teewlu ko. li ngeen dégg de xanaa tamit ñoo ko déggandoo parce que man mbir ma ba muy am fekkewu ma ko maa ngi toogal sama bureau di liggéey problème bi am kay mooy parti association la nga du question diggante nit ak nit question association la parti bi du ñaari nit du ñett nit du maas ay centaines de milliers de personnes ñoo bokk ci parti donc looy def charte yi moom ngay utiliser pour def li nga war a def affaire bi loolu rek la waaw ma benn non mais dégg nañu quand même ñu menacé temps yi passé ne que nangu woon quand même yow nga bokk ci dialogue national bi au nom du PUR non non kenn moomul parti bi Sénégal yooyu ko moom c'est-à-dire da ngeen a commencé fi ngeen war a commencé biir mi dialogue bi amul benn rapport ak yi war ngeen a xam ne PUR dafa mus a am problème ma leen yéege rek ne depuis le mois de mars président bi dafa bind benn note wax ne dafa bëgg a dàq bureau politique former benn comité de pilotage mais loolu président xam nga ci sañ-sañ aw ma benn problème ak sama ëllëg ni parti PUR ni service li ma la bëgg wax mooy la xew démb ak parti démb pour man jàpp naa ne teguñu ko ci yoon mel na ni existé wu loolu donc du question ëllëg xanaa kuy ëllëg mooy ko am problème jàpp ne lii existé nga seet nan nga koy maanaam surpassé fii demee noonu mais comme man dama jàpp ne lii existé wu matul may seet sama ëllëg wala sama gannaaw ëllëg yàgg nañ ko waajal sax élection doon na jëm ñëw nga commencé ko waajal élection locale ñu koy waajal élection yi ñëw yëpp ñu koy waajal parce que essence parti c'est la conquête du pouvoir c'est pas nguuru dans le sens de nguur mais fexe day mun a jàppale askan wi loolu rek la mu nekkoon kàddu yu professeur El Hadji Issa Sall mi ñu wax ni kon daal di nañ koy jëlee ci boppu coordonnateur bu PUR loolee kon ñi ngi ko cofee ci waxtaan wu yaatu mu séq ak rajo King FM ndax moo nekkoon gànnu ko 9-11 keneen koo wax ni koo xam si kon moom it daanaka jëlee nañ ko ci PDS wala sax ci PDS foofee ca Kaffrine nga xam moo fa doon jiite fédération départementale ba loolee sax ni ki démb la doon am ay ñooñu PDS ñoo doon wooteem ndaje ngir def lu ni mel moom Babacar Gaye mi ñu def mbir mu ni mel nag Karim Meïssa Wade la ci daal di joxoñ baaraamu tuuma ni kon jafe-jafe yi parti bi am yépp mooy ki nekk ca ginnaaw ñu teewlu ko Babacar Gaye loolu xam nga dafa reetaanloo ñu naan ma dafa am ay nit yu dajaloo Kaffrine ne dañuy organiser assemblée générale bu fédération bu Kaffrine ngir wàcce na ci bopp fédération bi loolu ba amoon sax xanaa am na yoon yu mu war a jaar ñu leen yëpp man sama yoon du ci nekk parce que xam nga lu tax bettuma sax jële passé jot naa benn mail boo xam ne mu ngi jóge ci Karim Wade jëm ci baayam mu naan ko nañu fexe ba ay responsable ak ay militants Kaffrine def réunion pour débarquer Babacar Gaye loolu mu ngi mel ni rek yi ñu doon def ci secrétariat bi mu teguñ ko ci illégalité ndax nan nga mën a amee ay ñoo xam ne amuñu carte parti amuñu responsabilité ci biir fédération bëgg a dajaloo ne dañuy teg ci secrétaire général bi nga xam ne biñ koy fal parti ñëpp ñoo teew délégation parti bi ñu doon renouveler def renouvellement kon dafa mel ni liñ def moo zéro ñoo yem de toutes les façons ci fan yu néew dinañu ñëw foofu nga xam ne moom la base bi nekk pour wax leen ne leen en tout cas li muy def moom zéro ñoo yem yëguñu ko faale wuñu ko
mu nekkoon kàddu yi Babacar Gaye doon àddoo kon foofee ca diwaanu Kaffrine jàpp Ndukumaan midi moo fa jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. Kids Oreilles am ñu koy wax ay casque mbir la moo xam si ñu bëri ci askan wi daanaka koo ci dajal rek ma ngi ko rof ci ay noppam di déglu rajo wala sax musique mu nekk tamit mbir moo xam si ñu bëri umpale moo di mën na am njeexintal ci wàllum wér-gi-yaram. Reportage Aminata Ba. ñu koy jëfandikoo ngir déglu rajo wala musique écouteur nekk lu askanu Sénégal jël waaye nit ñi koy jëfandikoo ci bés bi yëpp da leen teen di lay gàllankoor ci seen wér-gu-yaram. Claude John di xale bu góor war a toll ci fanweer ci ay at ñu daje ak moom ci mbeddi Ndakaaru yi. ñu ngi développé wu ak doole sax façon écouteur bu ne am na yoo xamante ne ngay dugal benn nopp am na boo xamante ni ñaari nopp yi day dugg ba ci biir am na écouteur yoo xamante ni tamit gars yi dañ koy risqué di ko jënd écouteur day dugg ba ci biir nopp bi des fois mën na jouer ci tympan bi quoi musique bi am na nu muy foree tamit boo tàmbalee comme booy déglu son yi daf may dal sax des fois bu tàmbalee nii rek son bi ni muy ñëwee ak doole noonu des fois mën na la andi tamit ay problème quoi gars yi nag duñ ci bàyyi xel. écouteur mën na tamit indil ay gàllankoor nit ki koy jëfandikoo moo xam mu nekk ci oto wala ci mbedd. mais loolu moom dama ko ñaawlu trop nit mën na jóge fee jëm sa kaw buñ lay yuuxu doo xam ne nit moo jëm sa kaw oto mën na jóge fee amul ay frein mën na dal sa kaw scooter mën na ñëw dal sa kaw. Chérif Diop ak Claude jàpp nañ ni lii moo ko mën a saafara. il n'est pas recommandé sax di takk écouteur à longueur de journée même boo xoolee sax dañ lay naan booy décrocher téléphone boo ko defoon ci haut-parleur sax moo gën donc nous on prend de plus en plus de risques ñun tamit di jël écouteurs yoo xam te ni surtout day placé wu ci biir ñu éviter loolu quoi di ko bàyyi catu nopp bi. li ma leen di digal daal mooy casque moom du pour mbedd casque boo toogee mën nga koo takk mais booy dox ci mbedd waroo di takk ay casque. bu fekkee ni sax am na njëriñ lool écouteur day indil ay jafe-jafe ki koy utiliser moo tax askan wi dañoo wax a moytu ngir rek ñu bañ see loru. di ko jaajëfal bu baax a baax Aminata Ba yegsi nañu kon ci reportage bi tey ñuy waxtaanee plage yeeg ni ko nit ñi riir utali sabab li moo di léeg-léeg day daal di tàng ba àgg ci lool la ñuy uti foofe nag bokk na ci di féexlu taxit sunu reporter Ndeye Mati Dieng doxantal nu ba ci yenn ci ay plage reportage. fii boo fi agsee suuf su rafet ngay gis bu set wecc ba fu neex waay toog ñu ngi ci Pointe des Almadies 13h jot mu xaw a bari nit lool ñu ëpp ci ñoom ñëw ngir féexlu mère Moussa Diop njabootam la àndal. samay sët samay doom ma toogee léeg-léeg tuuti ma daal ñëw féexlu jël air weer doog ñoom ba ngoon togg añ kër ga ñëw yendu jël air ba atimis ñu ñibbi ñun dañ tàmm loolu depuis xale dañu ñëw toog xale yi ñooy sangu sët yi ñoo ngi ne ci biir ñu toog di leen surveiller. mu am ci ñoom ñoo xam ne sàmm kaaraange nit ñi moo leen fi tax a toog Aliya Gueye maître nageur la ataayaam la teg jàkkaarloo ak géej gi. weekend bi tout samedi dimanche wala jour férié yi si lay ëppandil que jour ouvrable maître nageur ñun c'est juste pour nit ko am problème ñu dem secourir la mais ñun balaa boobu dinañ la wax balisage yi dinañ la wax na la yemal fii balaa ñuy yegg si géej boo xoolee place bi amul daaw peut-être si xale yu ndaw yi te day fekk marée haute bu dee marée basse ni wala booy ñoom mën nañ sangu coolement ñoom rek moo tax ñu toog nii mais bu dee marée haute dañuy jox fii am na si maire yoo xamante ne gars yi dañuy dégg pointe amul danger amul nii ñu indi seen doom bay la xale bu ndaw dañ ko war a assister buy sangu. et kon moom restaurant la fi am boole ci itamit di louer ay tentes. liggéey bi mu ngi gën a avancé quoi man moom tàngaay mel ni ñu ma place yenn yi gis nit du tax ma lekk samay parasol 2006 ba léegi benn parasol ak bassan 1000 francs lay loué tàngaay la ñu gën a liggéey espèce yi tente yi ngay gis ni mu genre cabano yi xam ne du fermé 2000 laa koy loué amul fermé man bàyyi naa loué fermé depuis parce que xam naa ne xaalisu fermé du toog cabano fermé ak seen tànn fermé yooyu ku ne xam na ne dégg jàmm la. ak tàngoor bi ñu bari taamu dem géej ngir am pex mu neex waaye nag ku ci bëgg mucc faaw rek nga fagaru ndax géej amul banxaas. jaajëf Ndeye Mati Dieng Midi Culture midi moo jot ba tegal fukki simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee kon xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. dañ koy tàmbalee ci réewum république démocratique du Congo ak jàngoro ji la di Ebola mokk na ci kon li sabab tukkim nemmeeku Guterres foofee ca biir réew ma. Antonio Guterres mi nga xam ne moom mooy secrétaire général bu ONU kon ñëwoon muy ab visite de solidarité ca territoire bu Beni nekk gox boo xam ni naam ñàkkum kaaraange bëri na fa lool waaye jamono ji li fa gën a lëmbee mooy jàngoro
jàngoroy Ebola moom secrétaire général bu ONU kon daal dinay demit gox bii di Mangina nekk gox boo xam ni nekk na fa la Ebola kon bokk na ci gox yi nga xam ni kon jàngoro ji fa la njëkk feeñee ci jamono ji daal ci xayma nee na 2 junni doomu aadama faatu nañu ndax Ebola. am na it beneen visite bu mu def ci centre de traitement bu Ebola di CTE occasion la woon pour moom Antonio Guterres mu lancé appel wax ak askan wa di leen ñaax ci ñu dem def dépistage maanaam xool seen yaram ndax doomu jàngoro ja am na ca wala amu ca waaye it ñuy xool bu baax li nga xam ne mooy signe yu Ebola di symptômes yi maanaam ku ci commencé am yaram bu tàng wala nga ñàkk ak yu ne mel nga daw gaaw ci bërëb bu fajukaay bi nga xam ne moom moo la gën a jege liñ ci namm daal moom mooy fexe ba ñu wàññi bu baax wàllante bi ñeel bi la jàngoro waaye it yokk chance ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro ji ba ñu mën caa wér. Uganda teg nañ fa loxo lu toll ci ñeenti way daw làq yu bàyyeekoo réewum si Soudan. ci ab opération boo xam ne police ba mu ngi ko doon amal ngir wër kon ay armes à feu ñu njort ne ñu ngi ko yoroon kon police ougandaise daal dinay jàpp kon ci dimanche démb ñeenti doomu aadama yoo xam ne ay réfugié lañ ñu ngi fekk baax ca réew bu Soudan seeni jege ñaale nag li leen jaaxal mooy xamuñu jamono ji ñoom fan lañ leen denc révélation ba nag ki ko def moom mooy pasteur Martin Vuni moom nag nee nañu ko jege lool la ñeenti doomu aadama yi ñu jàpp mu doon waxee nag ci benn rajo locale bu nekk foofu moom chef religieux bi xam ne na démb daal ne ñeenti doomu Soudan yooyu ñu ngi leen interpellé woon 20 fan ak ñeent ci weeru août atum 2019 bi ñu weesu ci seeni kër foofe ca district bu Adjumani nekk ci bët gànnaar bu réew bu Uganda ci frontière wu Soudan kon pasteur bi moom daal li muy ñaax police ba jamono ji mooy mu bàyyi ñi nga xam ni mooy ñeenti doomu aadama yooyu te fi ñu leen yóbbu jamono ji daal ñoom ba tey mooy lëndëm seen xel 12h12 jukkib xibaaru biti réew yi dañ koy jeexalee ci réewum Tunisie ak campagne élection présidentielle mu mel ni ci xel ñaar la dooree. kon tey jii lay ubbi officiellement foofee ca réew bu Tunisie kon benn weer ak genn wàll gannaaw ba nga xamee ni ka fa nekkoon njiitu réew di Béji Caïté Essebsi moom génn na àdduna muy ab scrutin bu indécis noonu lañ ko xamlee ndax moom mooy dëkk bi nga xam ni moom rek moo rëcc ci printemps arabe ya ca atum 2011 waaye nag ñu war a consolider li nga xam ni moom la ñu am ci wàllu démocratie élection yi ñu ngi ko jàppoon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre atum 2019 waaye dañ ko mujj puusandi indi ko ba ci fukki fan ak juróom ci weeru septembre bi ñu nekk ñuy xaar juróom-ñaari million doomu Tunisie ñu leen di xaar ci urne ya kon gannaaw campagne bu mag bu ñu defoon ngir ñaax askan wa ñu dem bindu ji ci liste électorale ya looloo tax sax ba ndaw yu bëri daal di génn dem bindu ji ndax dëkk ba seetlu bi moo nekkoon ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi dañ daan abstenir maanaam daanuñu dem voté ji waaye instance bi nga xam ne moom moo yor organisation bi les élections dafa daal di kon tere ñu def lépp loo xam ne publication la bu ay sondage maanaam ay xayma kan moo ëpp doole ci 25 benn candidat yi nga xam ne ñoom ñooy xëccoo bopp réew ma tey sëñ Saliou fii la ñu yem ci xibaar yi biti réew yi. jaajëf Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. mi ngi noonu kon bàkk boobee xibaaru tàggat yaram yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu bépp auditeur bu rajo King FM. basket lañ koy tàmbalee kon ak coupe du monde bay am ca Chine jamono ji réewi Afrique ya fa nekk yëpp nërmeelu boo ci génnee Tunisie. boo ci génnee Tunisie Angola Côte d'Ivoire Nigéria ak Tunisie tey jii ci suba lañ doon amal seen ñaareelu jongante ci groupe ya ñu bokk Italie moom moo daan Angola 92-61 Côte d'Ivoire ñàkk diggante ak Venezuela 87-71 Nigéria nërmelu ci kanamu Argentine mi ko daan 94-81 Tunisie képp moo dal di sauver honneur bu continent bu Afrique ginnaaw ba mu amee ndam ci kanamu Iran 79-67 muy victoire bu njëkk bi nga xam ne réew Afrique am na ko ci coupe du monde basket bay amee ci Chine juróomi équipe africaine bi di Sénégal moom ëllëg ci suba lay jouer ñaareeli jonganteem démb nag ñoom seen jongante bu njëkk gaynde yi dañoo nërmelu ci kanamu Lituanie mi leen daan 101-47 ginnaaw jongante boobu leen nag kii tàggat gaynde yi di Moustapha Gueye joxe na ab njàngatam ci résultat bi ñu teewlu ko.
dès le début du match on a couru derrière le score et contre une équipe aussi physique aussi. bi match bi tàmbalee la ñu tàmbalee daw si ginnaaw score bi loolu nag mu ngi am ginnaaw bu ñu amee équipe bi nga xam ne dafa bëri tactique agressive ba pare physique teg ci nag jub ay loxo loolu nag du baale lituaniens yi nag ñooñu mënoon démb score bi nag wane na ko nga perte ci 15 wala 30 points loolu daanaka dafa doy waar defet la nag li ñu war nag fu mu toll nii mooy remobiliser wu fexe nag ba préparer match bii di ñëw ak Australie bi nga xam ne ab machine de guerre la objectif bi nga ko fàttee mooy fexe préparer afro basket bi nga xam ne moom la ñu dëgmal l'essentiel fii mooy nañu am état d'esprit bu baax. Ça nous empêchera pas de corriger et de revenir avec un meilleur état d'esprit. defaraat état d'esprit bi muy kàdduk Tafa Gaye yi nga xam ne Dissa Prera moo ko nafar ci wolof fàttali ne Sénégal Australie ëllëg lay doon ci suba gi bu juróom-ñaari waxtu toftale fanweeri simili. FIFA kii dàqa football te ñu duppee ko kon The Best Awards dafa mel ni daal di nañ ci génne waat Sadio Mané ci ñetti finalistes yi. noonee la daal di demee moom doomi Bambali gi daan ko rek génne ci listuk ñett finaliste ngir FIFA The Best Awards nanu ko defee woon sax ca trophée yu UEFA yi noonee la nu ko defaatee donte nag Sadio Mané def na saison bu mucc ayib ci at mi weesu FIFA ñett ñi ñu tànn ñoo di Cristiano Ronaldo doomi Portugal ba nekk ca Juventus Turin Lionel Messi doomi Argentine ba nekk ci FC Barcelone ak Virgil van Dijk di doomi Hollande ba nekk ci Liverpool mi nga xam ne mook Sadio Mané ñoo fa nekkandoo di fàttali ne gile raaya ak yeneen juróom-ñaar daanu leen joxe ña nga xam ne ñoo ko gàddu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sattumbar bi ñu jëm ca Italie ca Milan ci teewaayu ay kàngam ci wàllum football la. dañuy jeexale wax ci mercato bi di njënd ak njaayam joueur mu mel ne tey jii la lépp di jeex. tey jii la ñuy upp buntu mercato yi jënd meeg njaay mi tey jii bu minuy jotee foofee ca Europe jàpp leen na ci sénégalais yi Mbaye Diagne moom dem na ca Club Bruges ca Belgique moom attaquant bi waa Galatasaray ñoo ko able foofee ca Belgique ci ab saison ak option d'achat maanaam bu saison boobee jeexee waa Bruges bu leen Mbaye Diagne daal di rek wane ak xarañteef gu leen doy ñu daal di koy jënd moom nag Mbaye Diagne dana fekki foofee ca Bruges ñaari doomi Sénégal ay naataangoom mu di Crépin Diatta ak Amadou Sagnan ñu wax ba tey ci wàllum jënd meeg njaay mi ak Paris Saint-Germain mi nga xam ne ginnaaw ba nu téye Neymar mu des ci seen club saison bile ñu ngi waajal daal di dalal yeneen ñaari joueur yoo xam ne sax ràññee nañu leen bu baax mu di gardien de but bu Costa Rica bi di Keylor Navas daal di bàyyeekoo ca Real de Madrid tey jii si suba sax def na ab visite médicale am na ko noonu waa Paris ñu ngi waajal dalal attaquant argentin bi di Mauro Icardi daal di bàyyeekoo ca Inter de Milan moom sax sànq la daal di jël vol ngir ñëw rek ca Paris def visite médicale am laata moo xaatim ab contrat am ak club bu capitale bu France bi Serigne Saliou fii la ñuy yam ci xibaaru tàggat yaram. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee waxtaanee bongo nekk mbir moo xam si tamit jamono ji ndaw yu bëri yu yeewoo fii nii ci réewum Sénégal dañoo riir utali ko nekk na tamit këf koo xam ne si ak leget lañ koy daal di defaree ñu koy daal di ràññee seen bopp bu baax a baax ci ay ngénte ki xew-xew yu demee noonu reportage Aminata Ba. jamono ñu toll mu nekk lu mënta ñàkk ci xew yi fii ci Sénégal bongo di instrument cosaan bu ñu defaree leket Moustapha Lo di tëggkat. bongo leket la xam nga leket sunu maamee ko defar ci nga daan lekk laax ci nga di dem marché ci ñu daan defee lépp léegi dañuy jël contreplaqué bu ñu jëlee contreplaqué defar ko léegi jël ay fer defar ko jël ay laam def ci laam yooyu la ñuy tëgg booy ko tama bongo bi am rythme tama ji am rythme. ngénte laabaan ak yeneen xew ñu leen fay fekk mu nekk liggéey buy indi ay koppar. ay takk seet laabaan xam nga laabaan ak mariage takku jàkka yooyu yëpp la ñuy engagé ak ay yóbbu añ bu baax a baax ndax ñu ngi téye suñu kër ñoo ngi suñu kër di téye suñu njaboot man nag bongo maan boo xam ma ak tamakat boo xam ne fi ma toog sama kër xam nga yaa ma fekk ma toog ku ñëwul engagé ma fay ma du ma la tëggal. Khadija Balde ñu dajee ak moom ci mbeddi Ndakaaru yi mu ngi safoo bu baax bongo maan yi. man damay dem ay xew gis ñu bongo mu neex ba bëggalee moo tax ma wax lool am na ñoo xam dañuy concentré si tëgg rek fekku tëgg am na yeneen ñuy wax yoo xam ne boo si bàyyee xel si boppam mooy lool. diir ak léegi bongomaan yi di wane seen bopp bu baax ci xew yi dem nañ sax ba dàpp tëggkatu sabar yi lu ni mel moo tax bongomaan yi ñu ngi gis seen bopp bu baax ci seen liggéey bi.
Aminata Ba Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. nataal bi tey ñu leen di gën a xamaleek woykat doomu Mali bile di wuyoo ci turu am Oumou Sangara moom nag génne na ay album yu bëree bëri waaye nag bi ci gën a siiw mi ngi tudd Musulu Fatou Sow. Moi, Oumou Sangara, je peux vous dire que je n'ai pas de rival. À ma connaissance, je ne le connais pas parce que je ne donnerai pas l'occasion. bokk na ci woykatu malien yu ñu gën a ràññee ci àdduna waxngal këpp Oumou Sangara woykat bu engagé bile bokk ci xeetu wusulu nekk ci dëkk bu féete te sud bu Bamako sàmm ay valeurs traditionnelles ak xeexal jigéen di ko jaarale ci ay woyam bokk na ca la muy fësal saa su ne bëggub diine bokk ci lu muy tiitaroo ndax waajuram bu góor imaam la woon yar leen si loolu. Moi, je suis la fille d'un imam. Paix à son âme. Mon père n'a lu que le Coran. Depuis mon enfance, je connais ça. Donc, ils ne connaissent que ça. Donc, dans notre famille, on est très religieux. woykatu malien bi muy tout tànk la tàmbali woy ci école maternelle am boobee juróomi at képp la am mu dal di nekk ci lancé boobu daan dajale ay moroomam yu mu nekkaloondool ca école maternelle ba daan leen woyal ci noonu la fa sumbee woon ab concert bu mag dajale woon fa lu toll ci juróom benn téeméeri nit ci ab stade omnisport loolee yéemoon ñépp ndax tout tànk ba mu nekkoon ca Bamako boobule mi ngi amoon juróomi at bi mu amee fukki at ak juróom benn la dem ab tournée ak benn groupe bu tuddoon Joliba bu muy am fukki at ak juróom ñett ci la enregistré albumam bu njëkk ci atum 1987 sénégalais bi di Ibrahima Silla nekkoon ka ko produire ci atum 1988 ginnaaw génnuk albumam bii di Musulu la tàmbali di def ay tournée internationale mu tàmbali nag di mag ci ay at waaye itam ci wàllu musique noonee la continuer ba ci atum 1990 mu tàmbali woon di produire ci scène yu gën a mag li ci mel ni Opéra de Sydney Central Park ak yeneen ci atum 2001 itam UNESCO tabb ko ambassadrice su bonne volonté ndax li muy xeexal jigéen di ko jaarale ci ay woyam artiste bu engagé bi borom ñaari xar kanam yi di yëngu ci wàllum woy ak mbay Oumou Sangara doon kuy xar tànku tubayam ci xeexal jigéen ak yenn ci wàllu injustice yuñ leen di teg di ko jaarale ci ay woyam. jaajëf Fatou Sow doon defal kon nataalu po Oumou Sangara dañuy daal di jàll kon Midi Culture ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy waxtaan ak princesse Gamel moom nag ci waxtaan wi nii daal dina ci dellusi bu baax a baax ci carrière musicale am waaye tamit li muy waajal ci ak fàttali tamit mi ngi jógee ci école des arts laaj ak tontu dox na digganteem ak Papa Madiakhate Sarr. Princesse Gamel maa ngi lay nuyu. maa ngi lay siyaar. kan mooy Princesse Gamel. Princesse Gamel de benn xale la bu juddoo Grand Yoff yaroo Ngor macha allah yàgg bëgg musique nag xam nga jaar ci ponkal yi macha allah ñu jàppale mu baax ku ci mel ni Père Ouza Papa Thion Dabi Balde Ndiaga Gueye jaar naa ci groupe yu bëree bëri jaar naa école des arts tamit ndax musique boo ko bëggee da nga koy gëstu doo ñëw rek tey for ko ci mbedd bi di ko wane da nga koy jàng gëstu ko xam la mooy musique. bëri nga foo jaar boobaak léegi également lan nga jot a def musicalement. waaw li ma def musicalement jot na bari macha allah am naa fi ay featuring def naa fi tamit samay single bopp maa ngi ci projet album doon naa tëgg ay soirée ci milieu yi ci boîte yi léegi nag dama génnee single bu bees mayoon ko gars yi comme cadeau yaa ma gën a xam comme chaque jour damay xool li leen di neex ma di ko joxe génne lii mooy mbëggeel dama am sama benn bro bu baax Blaise bi mu ngi nekk Cameroun cover son laa jël macha allah wax dëgg yàlla def ci tamit lu doy waar moom it mu kontaan ci fier ci benn sénégalaise jël son cover ko macha allah. nga yëngatu ci wàllu world musique ça veut dire que bëggoo tëj sa bopp sur le plan style musical. waaw dama bëgg am plan yëpp plan niveau international macha allah laal fii laal fële laal fépp mu bañ a yem Sénégal moo tax damay def acoustique damay jouer guitare damay def afrobeat damay def reggae ndax këral naa fi tam benn reggae man sama papa Malick maa ngi koy chiare comprendre nga Ndiaga Gueye jazz nekk naa ci moom ci groupe am maa fi nekkoon sax lead vocal bi voilà ay festival jazz yëpp dem nañ fa macha allah mbalax tamit damay mbalax comme ça ndax
ndax tamit doomu coon la. Princesse Gamel lan mooy ambition. sama ambition mooy projet album bi su génnee xam nga commencé def ay tournée ak yooyu commencé gën a tëgg ci boîte bi di gën a bégal fan si ndax tout le temps ñu ngi may laaj Princesse tey fan ngay joué suba fan ngay joué mais nekk studio dafa metti tellement que ne doo ko mën a boole affaire yi il faut nga def lii bàyyi li moo tax temps en temps laay faral di joué ci boîte yi mais incha allah maa ngi ci bu baax a baax pour bégal rek askan bi yëpp moo ma tax a jóg. yaa ngi koy wax jaar nga école des arts jaar nga également ci loxo ay ndaanaan yu bari ñu seetlu ne bëri na ci jamono yi lu ñuy ŋàññ les jeunes artistes ci contenu bi ci musicalité bi lan mooy avantage yu jaar école pour jàng li nga xam ne moom mooy musique wala à l'art de façon générale. man de njëriñ bi macha allah regretté wu ma li ma demee gëstu musique malgré que nag ça prend du temps wax dëgg yàlla dafa jël temps bu baree mais jar na ko ndax tey jii boo taxawee tey ci mel ni sama papa Youssou Ndour ndaanaan boobu ba fa taxawee même bu nekkee da lay corriger ndax musique kenn du ko mokkal du bari yow mi jàng musique yow mi ko gëstu xam notes yi xam accords yi xam nga xam côté bi waroo fee dégaame war nga fi jubal war nga wàccee war nga yéega par rapport ak ki nga xam dafa jóge ci mbedd bi rek musique neex ko waa koñ bi accompagner ko mu def musique am du doon benn moo tax damay conseiller sama mbokku artistes yi surtout jeune talent yi bu ñaar nit ñëw rek ñu am fan sa club fii ñëw rek def studio comme xam nga di commencer di tëgg foog ne ñoom ñooy star yi non non musique dañ koy jàng dañ koy gëstu te ba léegi nii may wax ak yow maa ngi jàng ndax musique kenn du ko mokkal mais jàng bi am na solo torop. Princesse Gamel ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi lay kontaan naa ci équipe bi yëpp macha allah am leen jàmm ak salaam. jaajëf yow tamit Papa Madiakhate Sarr doon dalal kon ci Midi Culture Princesse Gamel ñu xooli li yéene kaay xëye tey. li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. politique ñi ko xam dëgg dañu ne bul ni mukk ci lenn wala ci kenn koo xam ni yéen a bokk làng gi la tax ñu wax ko nag itam te tax ma gëm ko mooy ndekete suuxu bi nga tere nit ci sa nak ëllëg moom ngay soxla ci nagam mu war a suur sa cin suur say militant le quotidien ne lu ni mel lanu gis ca PUR di parti de l'unité et du rassemblement ubbil yéene kaay bi journal bi ne bu dee dëgg rek ngeen bëgg a dégg PUR jamono ji jaxasoo na te lépp nag moo ngi doore ci congrès bi parti bi doon amal niki samedi bii nu weesu ba jaare faa jël dogal pour dàq El Hadji Issa Sall ma nekkoon coordonnateur ba noppi taxawal benn directoire boo xam ne ñetti cheikh ñoo fa nekk muy Cheikh Ahmed Tidiane Sarr Cheikh Tidiane Sarr ak Cheikh Tidiane Ndiaye ba noppee te dëggal ni Serigne Moustapha Sy mooy des di nekk njiitul PUR Sud Quotidien lépp nag moo ngi doora niki bésub laylatul xadar bi nu weesu ndax nag ñëpp a déggoon Serigne Moustapha Sy mu doon artu dinaan gis na professeur El Hadji Issa Sall ci dialogue national bi président Macky Sall woote woon te nag moom yebalu ko fa yónniwu ko fa te it digalu ko mu dem kon nag bés bu jëlee ay daan ngir teg ko ci kawam bu mu bett kenn critique yéene kaay ne moo taxit li xew bettul ñu bëri te it manees nanoo wax ni fatwa dëgg moo dal ci kaw El Hadji Issa Sall fatwa gi nu gàll ci kawam moo tax source a jàppe jihaad li professeur El Hadji Issa Sall di waajal ubbil yéene kaay bi professeur ne li wóor te leer moo di PUR nekkul mouvement religieux nekkul itam ab daayira parti politique la te moom mooy wéy di nekk secrétaire général yéene kaay bi ne lu ci man di am daal PUR jamono ji moo ngi ci ay jafe-jafe beneen parti bu nekk ci sukkuraat ak ay jafe-jafe moo di PDS di parti démocratique sénégalais la Tribune ak le quotidien yéene kaay ne mouvement bi ëmb élèves yeeg étudiants yi fare ci PDS li nu bëgg moo di ñu dàq ñi nu duppee ay fippukat te nekk ci biir PDS yéene kaay bi ne ba fii daal ak li PDS di ami jafe-jafe yépp bëri na ñoo xam ni góor gi lañu jox dëgg fu ci mel ni Saint-Louis di Ndar Géej ci jàpp Sédhiou Bunkiling Goudomp ba Tivaouane loolee ca biir réew mi la nekk ca biti réew it fu ci mel ni Maroc ak Côte d'Ivoire président Wade lañu wax ni moo nekk ci dëgg l'observateur ne Kaffrine itam président Wade lañu jox dëgg ubbil yéene kaay journal Futurs Médias bi ne sabab li moo di Babacar Gaye ma jiite woon fédération départementale bu PDS foofee ca Kaffrine gaa yi démb lan fa woote woonum ndaje ba génne ko ci biir PDS ndax nag nee nan Babacar Gaye dafa wor góor gi moom Babacar Gaye gis ni lépp Karim Meïssa Wade mooy ki nekk ci ginnaaw te it moo santaane ndaje mu ni mel lii nag di tekki ni bëri nay parti yoo xam ni jaxasoo salfaañoo ak pëttaxloo am na ci seen biir te it loolee moo nekkoon bëggi président Macky Sall moom président Macky Sall le soleil national nee na li mu diggee woon ci téléphone yi état bi def na ko ubbil yéenekaay bi journal bi ne ligne portable yi yu ci bëri wàññi nanu leen ba tax facture yi mënatul a weesu fanweeri milliards ci bu baree ba bari sama naataango yokku ci ne li ñu def téléphone portable yi dinañ ko def téléphone fixe yi soogaa jublu ci l'internet bi ba ci courant beek ndox mi li wàññi koogul kay mooy coowul weñ ga nekk ca fale mais ubbil direct info yéenekaay bi ne Ousmane Sonko waxati na ba yokkaat ca la mu waxoon ca feer ba nekk ca fale mais njiitul Pastef ne sunu njiit yi banditisme
banditisme d'état ak maatay gi nu nekke dafa war a dakk Sonko yokku ci ne juróomi téeméeri junniy ndaw rek bu nu wàccoon ci mbedd yi léegi tey coow li jeex ndax nag bu nu sàgganee ba projet ba nuy wax ca feer bu Falémé ba taxaw lépp waa turc ñoo koy jariñoo libération yéenekaay moom jàppewul njariñ waxi Ousmane Sonko yi ndax nag journal bi nee na li Sonko wax ci feer ba nekk ca Falémé ne moo am ci digganteem ak nguurug Sénégal ak société turque bii di Tosyali dara nekku ca dëgg yéenekaay bi kàddu yu ni mel da koo firndeelay kayit ak i document yoo xam ni moo leeral la nekk ca biir contrat ba beneen contrat bu am leneen lu ca bees moo di coowul pétrole bekk gaz bi ubbil Les Échos yéenekaay bi ne li ci bees moo ngi feeñ ci audition bu waa OFNAC doon def waaye nag bi yoon mbir mi Aliou Sall ak Karim Meïssa Wade lañ ca tudd ministre Abdoulaye Diop ak rakki Souleymane Jules Diop tudd nañ leen ci ak léexoor ubbil L'Observateur journal bi 15 angle corniche bi ne ci ab enquête bu OFNAC def ci Prodac gis na ca scandale bu toll ci 1 milliard ak ñetti téeméeri million ci xaalisu CFA ci marché bu nu lijjanti ak document yu baaxul li baax mooy bésub Tamxarit daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp a maase ni altine bi nu jëm réewum Sénégal dina nu cere mi ngi noonu kon nekkoon li yéeglekaay yi xëyee tey dañuy jeexale jotaayu Midi Culture ak wàllum musique tey nag ñu leen di digtal woyu S 814 mu duppee ko Tristesse single la boo xam ci tamit vidéo bi génn na niki fanweeri fan ci weeru août bi ñu weesu ñu teewlu bu fekkee lim la wax daf la vexé mun nga dem sa yoon gaawul bu fekkee li ñu dund daf la stressé mun nga dem ñibbi coolul mais maag tristesse bàyyi maag sama tristesse mais maag tristesse bàyyi maag sama tristesse dem la bëgg te yàlla tax xale bi mënuñu nekk te duñu wax soxna si mi ngi noonu kon mbokk yi foofee la ñu yam ak yéen ci Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci xarale gi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production bi Kader Lo ak Daouda digital Yacine Pouy réalisation Dissa Prera léegi kon King Feeling mooy woy lu mooy lolot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.